mbokk yi seetaan MMD Média asalaamaaleykum tey mooy benn fan ci weeru mai di bisu liggéey wala bisu liggéeykat yi waaye ñun ci suñu bopp Sénégal war nañoo nangu ni dañoo bari lool ay fête yoo xam ni mënuñoo fexe ba du laal suñu koom-koom néewal ko doole. liggéeykat bi bu liggéeyee waxtu woo xam ni wala bu toogee waxtu woo xam ni dañ koo waral liggéey ñu fay ko pertement la ci ki koy fay moom mi toog itam pertement la ci moom. ndax koo xam ni 8 heures de temps yi ngay liggéey doyu la ci wàllu koom-koom par rapport ak li ñu lay fay boo liggéey 10 heures de temps doyu la kon xam nga ni boo baree ay fête participer woo ci liy dooleel sa koom-koom. bu fekkente ni bi itam ñu ëpp temps bi ñuy liggéey ñoo gën a néew lu ñuy fayeeku ñu dem ba liggéey ci boppam ñu ñàkk ko joxati gëdd nan la ñuy feetoo ca réew mooma fête bu ñu jagleel liggéey fête goo xam ni liggéeykat yi nekk ci secteur formel dañuy am ay doléances yu ñu représenter seen patronat ngir ay solution am ci ñu transformer ko ay fête ay noos jox leen ay neexal baax na de naam waaye waxtaan itam stratégiquement nu ñu mën a fexe ba renforcer dooleel entreprise boobee ngir ñaari parti yépp mën ci bénéficier wu lu mënta ñàkk la. am na ci entreprise yoo xam ne ñu ngi def effort ci ay revendications mais ci Sénégal am na sax ay entreprise yoo xam ne du ñu accepter ñu taxawal ay syndicats ndax seen yoon ci condition wu liggéeykat bi. benn exemple kiy liggéey ci télé nga xam ni cosaanu télé ba léegi dafay laaj prime d'habillement muy nit ki li mu war a sol bu fekkente ni bii joxuñu ko prime d'habillement te di ko exiger li muy sol est-ce que loolu respect la ci diggante liggéeykat bi ak ki muy liggéeyal. bu fekkee diggante jàngalekat ak nguur gi bu ñu amee ay manifestation ba ñu toog benn table négociation waxtaan trouver solution signer ay accord gouvernement bi du ko respecter pendant des années loolu itam du li dooleel liggéey ñaari parti la kiy liggéeylu ak kiy liggéeyaate kiy liggéeyalaate xam na ni li muy perdre ci temps bari na te bari na ay fête te bëgg a laajte ay conditions yu baax te du remplir temps bi nga xam ne moom la war a liggéey yanuwul maanaa kiy liggéey lu itam bu fekkee ñu ngi koy jox satisfaction ci entreprise am te bëggul ay liggéeykatam nekk ci ay conditions yu baax loolu itam dafa paradoxal kon li ñu war a càmbar ci bis bi ñu jagleel liggéey dafa am solo lool xam ni doomu aadama ak dundam ni koy alimenté mooy liggéey. boo demee ci alxuraan ci suuratu tabaraka suuratu mulk yàlla ngi wax ni huwa allazi jaala lakumul arda zululan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur. yàlla dafa tàllal suuf ba noppi tàggatal leen suuf ngeen mën cee liggéey di daan seen doole bàyyi leen xel ci waat ci nag ci suuf soosu itam ngeen di dellu. c'est-à-dire mooy dund gi ngeen di dund fii dafa am temps boo dul mën dara am temps booy actif ak temps ñëwaat nga inactif mais temps bi ngay actif ci ngay waajal li ngay dundee boo demee ba egg ci temps inactif. mais loolu nag kiy liggéeylu ak kiy liggéey dañ ci war a bàyyi xel ñoom ñaar da ngay gis benn patron d'entreprise boo xam ni da doon liggéey ay jamono xam liggéey ci Sénégal ni mu mettee ak ni mu bare ay jafe-jafe mu dem ba am entreprise am ay employés war leen a mettre dans de très bonnes conditions mais di leen gën a exploiter da ngay poser ay questions sax ni est-ce que patron bi nekkul ni dafa iñaane ay liggéeykatam xalaatul ci lu leen indil ñu am coopérative d'habitat. xalaatul ci li leen indil kenn ku nekk am condition yu baax fu mu mën a dëkk ak njabootam xalaatul augmenter seeni ay salaire daanaka liggéeykat bu mu doon bu amee augmentation 20 000 francs ci salaire am day daw ba damm. loolu nag jaaduwul situation wu liggéeykat ci Sénégal war na soppeeku au moment où dund gi di gën a cher faw ñu càmbar yu mel noonu. patronat bi di respecter ay kàddoom liggéeykat bi di remplir ci ay waxtu lu mu mën a dooleele entreprise bi mu nekk. te liggéeykat bu nekk di bàyyi xel ci xelam ni moom ëllëg war na mën a nekk patron d'entreprise bi itam bañ a iñaane liggéeykat bi xam ni ci biir ñi mu yilif am na ci ñoo xam ni du ñu doon ay subordonné ba faaw. yooyu yépp ay xalaat la yu ñu war a mën a teg xam ni jant bi ñépp lay fenkal bu ñu tenir compte ci yooyu du ñu dépendant ba mu ëpp moo xam nguur gi la moo xam patronat bi la. bu fekkente ni bi itam liggéeykat bi gëm na loolu itam xam na ni moom du dépendant ba faaw bu kenn ku nekk dundee ak respect ci wàll boobu mun naa tax bu ñuy defati fête du travail ku ne say kàddu di nga ko respecté te bu boobaa dañuy dem ba cahier de doléances yi sax mën a wàññeeku mais fête du travail
d'abord ñun ñiy liggéey Sénégal war nañoo tenir compte ci ni fête yi dafa bëri lool mënoon nag di demander développement bëgg itam liggéey bu baax tey sàkku say conditions ñu améliorer ko yow miy liggéey te nga bëgg ci 365 jours yi yow lu néew nga am ci lu jóge téeméeri fan yoo xam ne ay fête lay doon naam ci biir fête yi am na ci fête yoo xam ni day ànd ak koom-koom mel ni màggalu Tuuba mel ni ay gàmmu mel ni ay tabaski mel ni ay korité mais Sénégal egguñu sax ci mën a cerner xam bu baax koom-koom yooyu ci fête yooyu lan lay apporter ci Sénégal bu ñu maîtriser loolu bis yi amul loolu ci wàllu koom-koom te ñu koy def ay fête ñu xam ni jaaduwul bu dul gaspillage bi nekk ci fête yi sax bu dul yàq gi sax donc mais temps bi ñuy toog te liggéeyuñu ko pertement la boo xam ne ci koom-koom kenn mënu koo dabaatal fête du travail dafa am solo lool waaye occasion lay doon ci ñu xalaat ñun liggéeykat yi ni fête yooyu itam dafa bëri lool ba entravé tënk suñu koom-koom ba nga xam ni fii ñu toll war nañoo xam ni liggéey dong moo ñu ci mën a génne liggéey dong nag bu ñu ko waree def waruñoo jël fête jox ko yenn gëdd yi ba nga xam ni li ñuy toog ci ay temps dafay ëpp mbokk yi nañu xool bu baax ni réew yi nga xam ni ñoo ñu gën a développé ñoo ñu ëpp lépp ci wàllu xam-xam wàllu infrastructure ñoo ñu ëpp lépp ci gàttal ñoo ñu ëpp doole mais ñoo ñu gën a néew ay bisu fête daanaka fête amul valeur ci ñoom daanaka fête amul gëdd ci ñoom ñun nag kon war nañu jël ñooñu def leen ay idole di toppandoo ci ñoom ngir ñu génn ci ndóol gi ñu nekk tey boo demee ci àll bi béykatu soble ak pomme de terre yi ñu ngi béy ba noppi gisuñu lu fu ñu ko jaayee am na concurrence déloyale bu fi nekk boo demee ci geneen anam ci ñiy bay ñu ngi ruuj boo demee ci milieu élevage mënatul développer ndax vol de bétail bi nga dem ci côté pêche bi mënatul développer ndax ay accord de pêche yu ñu ni moo tax suñu géej gi dellu gannaaw bu nekk ay question la yu ñu war a laalaat ngir li ñu desee ci wàllu ressource muy suuf si pétrole bi maanaam mbell mi bàyyeeko ci suuf si ñu tenir ci compte ba nga xam ni du mel ni comme ressource naturelle yi jëkk ya di agriculture élevage ak pêche ni mu deewee ci Sénégal loolu liggéeykat yi nañ ci bàyyi xel mu nekk bisu tey bii au lieu de fête bu dañuy noos di gundaandaat wala wax ay doléance yoo xam ni juste pour annonce dong la mais jëm ci trouver benn solution man ci jëlaat élan pour mën a reculer fas jom ci ni ñuy doxalee suñu koom-koom ngir liggéey Sénégal génn ci guta gi mu nekk liggéey rek nañu waxante dëgg liggéey kese famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur liggéey rek moo ñu mën a génn ci ndóol gi ñu nekk liggéey kese moo ñu mën a génn ci situation bi liggéey kese moo tax ñu mën a développer comme tey nag fête du travail la nañu xam ni travail bëggul fête yu bëri te jot na nag ñu génn ci ndóol gi ñu nekk ba bu ñu accepté ci fête dootuñu am ay doléances waaye ay réalisation la ñuy tiitaroo di ko compétir di ko manifester di ko wanante ci suñu diggante ànd leen ak MMD Média abonné suñu chaîne di jot suñu ay vidéo saa su nekk seen ay contribution ci seen ay commentaires itam dina doon li ñuy mën a orienté ëllëg ci yeneen i waxtaan jaa ngeen jëf